Votre bulletin d'information communale, BIC. yàlla dénk am réew bu mel ni France te moo am une diversité confessionnelle ndax ay juif nga fa ay protestants ay athées ay catholiques ay jullit waa chef d'état bu la yàlla wërsëgalee réew bu mel noonu da nga war a tëddee njaaxaanaay waaye boo fab catholique yi di leen dóor ci kaw jullit yi di fob juif yi di leen dóor ci kaw catholique yi loolu la Emmanuel Macron dëkkee moo tax Erdogan wax na ko nee na ko yow vous n'êtes pas digne de diriger un pays comme la France ndax la mu def kenn jëwu ba ñu ubbee procès Charlie Hebdo le 2 septembre ñëpp a ngi doon yaakaar mu sotti ndox mu sedd ndax procès bi jeex ak jàmm ñu jaale ña nga xam ne dañu amee dëj ñu tourner la page adduna bi mën a wëlbatiku jëm ci jàmm ak ci bennoo quelles que soient les confessions religieuses loolu lañ doon séntu waaye mu daal di yëkkati kàddu safara dal di ne yéen français yi maa ngi leen di yëgal ni que ñun dañu ngoy ci démocratie que ñun dañu ngoy ci liberté d'expression kon nag maa ngi leen di fàttali ne yéen français yi vous avez le droit de blasphémer blasphémer ci wolof mooy may nañ la sañ-sañ koo xam ne yàlla daf ko baaxee nga di ko ŋaññ ci kaw nataal wala ci kàddu yu ñàkk teggin Macron nee na loolu aayul ci démocratie la bokk ci liberté d'expression la bokk loolu moo taal réewam ñeenti bakken rot na fa par la faute de Emmanuel Macron mu daal di am ku ñu doon dëj mu di professeur Hissène Géo bi ñuy décapité ndax xam nga ñun yàlla may nañu ñun waa Sénégal ñun ñëpp a bëgg Seydina Mohamed waaye luñ koy bëgg ak itam ku ko tooñ mbaa nga saago ko lu mu ñuy metti yàlla may nañu dal ñu mën koo dékku mais ce n'est pas le cas de tout le monde loolu waral nag mu am benn extrémiste musulman tchétchène boo xam ne ba professeur Hissène Géo bi jëlee nataalu Seydina Mohamed wane ko dafa teqalikook sagoom dem fab jaasi gor bopp bi par la faute du président Emmanuel Macron bañ ko waree dëj le 21 foofu ci esplanade Sorbonne ba ñu indee néew ba ñu ne Emmanuel Macron mooy def discours njaal bi adduna yëpp ne alhamdulilah xëy na dana nekk occasion pour moom mu jubbanti wax ju dëng jëlee mu waxoon te mu naroon taal adduna ñu tàllal ko micro mu fab essence sottiwaat ci safara bi daal di ne la France ne renoncera pas aux caricatures loolu nag moo waral tout le monde arabo-musulman ne jëppet tak Algérie wàcce nañ ci mbedd mi Tunisie wàcce nañ ci mbedd mi Qatar wàcce nañ ci mbedd mi même Iran bi nga xam ni am na ay wuute entre chiite ak sunnite dañu fàtte yooyu yëpp chiite ak sunnite def benn dank ñëw jàkkaarloog Macron ne ko ñàkkee teggin bi ngay ñàkkee teggin suñu yaakaar doy na sëkk waaw bu adduna yëpp defee loolu est-ce que ñun Sénégal am nañu droit bu ñu nekkee ci gàmmu yi nekk ci ziar yi nekk ci màggal yi di fëgg suñu dënn naan téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak juróom ay julli dañ ñu di ko bàkkoo boole ci naan innamal mu'minuuna ixwa jullit yëpp ay mbokk lañ est-ce que dafa war a yem ci ay wax rek yàlla daal di indi occasion ne lii ngeen di wax bu dee dëgg la ci yéen jëfee leen ko loolu waral nag jéego bu njëkk bi ñu ngi ko defoon le 28 le 26 octobre fii ci ambassade France déposé nañu lettre de protestation maanaam ñaxtu ndëgëndiku parce que diggante 26 ak 29 di gàmmu gi dara xaju fi woon moo taxoon ñu bàyyi ba ñu gàmmu ba ñëpp a féex ñu ngi gërëm suñu mag di suñu nijaay imam Ahmed Dame Ndiaye qui est le président de la Ligue des imams et des oulémas moom moo fa pusoom boole organisation islamique yëpp Jamra teg programme ci suuf Ligue des imams teg programme ci suuf rassemblement islamique du Sénégal bu oustaz Makhtar Kébé teg programme ci suuf ñun ñu daal di dëgg benn programme tuddee suñu bopp rassemblement des musulmans contre l'islamophobie moo waral daje bii tey daje bii ngeen di gis fii këru diine bu ne yabal na ndaw Touba ngi fi Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne et même l'église parce que man invité naa suma xarit suma doomu ndey Guy Marius Sagna bokk ñu ak moom
diine waaye fii la toog ndax lii ñu def Seydina Mohamed naqari na ko ndax nii ñu ko defee Seydina Mohamed bu ëllëgee mën na leen dal ñoom ndax bu ñu fàtte ne franc-maçon yi diine la ñuy xeex du l'islam rek alors kon nag rafetlu nañ jataay bi bii moo doon ñaareelu jéego bi incha allah bu ñu noppalu ko 2 jours 3 jours suñu coordonnateur imam Ahmed Dame Ndiaye dana woote une réunion d'évaluation comme ça ñu xool troisième jéego bi ban lay doon ndax day nekk ay boycott de produits français wala leneen waaye xeex bi du yem fii ndax Macron la ñu bëgg a xamal ni islamophobie bi mu yëkkati gànnaayoo ko ba pare bëgg a nekk waa population yi vraiment ñu ngi leen di gërëm ndax ñun yaakaaruñu woon lii fi mu ne boo ko xoolee ba rond point BCEAO foo sànnu mbatt mu tàkk te xam nga ku ci nekk ma ñëw amul kenn koo xam ne jox nañ la paas amul kaaru njaga njaay yu politiciens yooyu yéen a waaxu ñi amul paas dañu dox lan moo waral loolu du Makhtar Gueye leen ko jaral du imam Ahmed Ndiaye déedéet Seydina Mohamed moo leen ko jaral moo tax na ñun am nañ yaakaar ne à partir d'aujourd'hui Sénégal dana soppeeku ndax xam nga dañuy wax ne yàlla buy defar day mel ni kuy yàq Macron mu ngi xas suñu sang bu tedd bi waaye dimbali nañu parce que tax na 125 associations islamiques yoo xam ne ñu ci bari xamante wuñu woon seen biir xamante nañu tey léegi dootul Jamra rek dootul Jamaatu Iman rek dootul rassemblement islamique du Sénégal rek sénégalais ñu def benn dank tuddee ko le rassemblement des sénégalais contre l'islamophobie lii day continuer kuréel bii duñ ko tas de day continuer dinañu jàkkaarloog état bi defar ay récépissé jox ko góor jigéen yi dinañ ko xeex état bi jël code de la famille bëgg ñu dicté naka la ñu waree takkee sëy naka la ñu waree defee suñuy miraas ci kaw ni ko franc-maçon yi tëralee dinañ ko xeex ak yeneen daara yi ñu jàpp toroxal leen sëriñu daara yi nga xam ne amuñu salaire amuñu dara te ci doomu réew mi la ñu bokk dinañu taxaw xeex ko ñii nga xam ne ñu ngi dox yi soxla pour que yàq biir ñu légaliser ko dindi article 305 bi nga xam ne dafa condamné avortement ñii def ay pexe pour faagaagal ko dinañu taxaw xeex ko ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a faagaagal la loi 2007-31 di la loi Latif Gueye bi criminaliser le délit de trafic de drogue ndax cocaïne baa ngi lëmbe dëkk bi jàppoon nañ fi 1 tonne de cocaïne mois de juin daaw ñëpp a kontaan waaye balaa takkusaan ñu ne am na 80 kilos yu réer 80 kilos cocaïne 4 milliards la bëgg nañu xam fu mu dugg loolu yëpp incha allah nekk na programme boo xam ne jullit yi fas nañoo yëkk jóg xeex bi dootul xeexu Jamra rek Jamra wéetatul ci xeex bi ñu ngi sant yàlla di leen gërëm malaaka yërmande yi leen tiim ngeen yëg ko ngeen bañ ko yëg ñu ngi leen di bindal ay yiw